الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية فلا بد من شكوى إلى الله كربتي فما لي غير الله جابر كسرتي يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية فلا بد من شكوى di nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp di am mbégte wax leen ne ñoo ngi fii tey ci Tivaouane ñëw fi nag ci visite boo xam ne dañ koy def ci dëkk yëpp pour xool nu ñuy préparer jëm ci nawet bi waaye nu ñuy defee itam liggéey yi nga xam ne sumb nañ ko daanaka fépp ci wàllu assainissement ndaxte bu ngeen di seetlu daaw bi ñu ñëwee itam dañ ko wax ni jàmp bi mu jàmpoon tax na dañuy def li ñuy wax ay travaux d'urgence maanaam fexe ba mbir mi gën a oyof ci askan wi waaye bu jeexee am na ci dëkk yoo xam ne dëkk yu mag dinañu fexe am fa ay liggéey yoo xam ne bu ñu ko sumbee bu ko yàlla defee mu yegg du jël nag benn at daw nañ ko continuer at bu ne mu am lu ñu ci def loolu dina saafara lu bari ci jàngoro yi loolu nag tey bi ñu ñëwee fii ci Tivaouane loolu la ñu indi doon ko wax si sëriñ bi xalifa sëriñ Babacar Sy recevoir nañu ma ci sant yàlla di ko ñaanal yàlla mu may ko gudd fan ak wér ndax lu jege daanaka waxtu donte yaram wi wala jot gi wala mag gi mu nekk mag mënoon naa tax mu gàntu waaye mu dalal ñu mu yëkkati ay ñaanal président de la république ñaanal premier ministre ak gouvernement bi ñaanal askanu Sénégal ngir yéene yi ñu am ci réew mi yàlla defal ñu ko waaye secteur bi nga xam ne moom laa yor muy ndox ak assainissement mu wax ci wax ju rafet yoo xam ne ju dal xel la def ci ay ñaan itam ngir ñu am ci réussite wax nañu ko yéene ji nga xam ne moom le président am fii ci Tivaouane moo di ñu indi fii liggéey boo xam ni ONAS a ngi koy tàmbali liggéey bi bu am solo la ndax li fi nekkoon ci ay réseau lii bu ko ONAS indee def ko daanaka doonu ne fépp jafe-jafe dana jeex waaye lu ci bari dina saafarawu parce que liggéey yooyu dina am njeexital maanaam impact ci lu jege ñett fukk junni ak juróom benn muy 86 000 personnes yoo xam ni directement la leen travaux yooyu di impacté xam nga Tivaouane population bi toll na ci 102 000 habitants ci commune bi boo jëlee liggéey yoo xam ne dina am impact ci 86 000 ak lu topp xam nga ni yooyu am solo la loolu nag ONAS tàmbali na ko bu ñu ko paree lii nga xam ne mooy procédure yi daanaka yegg na incha allah weer wi ñu jëm mu di mois de juin balaa moo jeex dinañu tànn entreprise yi nga xam ne ñooy def liggéey bi te ñu ngi fas yéene tàmbali ko diggante juillet ak septembre bu soobee yàlla ñooñu dinañu ñëw commencé liggéey boobu dina def ñaari collecteurs yu mag yoo xam ni yii dafay nekk benn bi dina ëpp 6000 mètres linéaires beneen bi 1500 mètres linéaires ñu boole ko ak ay exutoires yoo xam ni yii itam ay émissaires yu am doole yoo xam ne bu ñu boolee loolu yëpp dafay fexe ba ñu génnee ndox mi mu génn complètement dëkk bi fii ñu taxaw mooy bassin bi nekk ci quartier PAM waa Tivaouane yëpp xam nañ ko parce que ndoxum taw mi li ci ëpp bu ko daan dugg ci rigole yi fii la ko daan indi di ko fi stocké bu fii feesee mu jëlee ko fi ay pompe yóbbu feneen waaye ci liggéey yi nga xam ne ONAS dina ko def bassin bi dañu koy supprimer bu ñu ko supprimer yooyu ma la wax ci collecteurs yi ak émissaires yi dañuy am doole joo xam ne dinañu génnee ndox mi yëpp mu génn Tivaouane complètement
waaye duñu ko sànni waxtaan nañu ak mairie ONAS DPG yi ak kuréelu ministère bi danañu fexe ba ñu toog xool dafa am ay dex yoo xam ni moo waroon Tiwaawan dex yooyu ku fi dëkk xam nga ko ci solo su mu am ci bu amee ndox nit ñi mën nañ ci di béy ak lu ne ñu def ko ci dex yooyu la ñu bëgg dekkalaat yóbbu fa ndox mi waaye ñu indi yeneen liggéey yoo xam ne mën nañ koo gasaat defar ko ba nga xam ne at yii ñu jëm loolu dana am nekkaat dex yu dundaat di noyyiwaat mu mën a am lu ñu béyee waaye ay jën ak loolu yëpp mën na fa nekk parce que loolu mooy suñu vision bu bees ndoxum taw mi bëggatuñu muy lor nit ñi ci biir dëkk yi waaye bëggatuñu di ko génnee di sànni géej wala ñu koy sànni feneen dañ ko bëgg a yóbbu di ko stocké foo xam ne fii day nekk ay mar wala ay marigot wala ay lac artificiel yu ñuy créer su ko defee ñuy mën a utiliser loolu donc fii ñu toll ren dinañ ko utiliser muy bassin bii di PAM waaye bu ñu jógee ci loolu ba liggéeyu ONAS yi jeex incha allah dootuñu ko soxlaati daanaka waaye nag itam am na xalaat bu jub fii boo xam ne jibee na fi muy bu rafet bassin bi nga xam ne bu yaatu la bu ñu demee ba utiliser tuñu ko duñu ko bàyyi noonu itam mu nekk këppukaayu mbalit parce que bu ñu ko bàyyee fii mu yàqu dañu ko bëgg a defaraat mairie bi ak ONAS dinañu toog waxtaan ci su ko defee ñu remblayer ko ba mu fees wax naa leen ni nañu def ay études techniques ñu xool nu ñu koy defarale ba mu nekk genre parc wala jardin public bu am ay garab am ay loo xam ne nit ñi dinañ fi mën a féexloo ñi ko wër ñëpp mu nekk tawféex ak naataange ci ñoom kon loolu itam danañ ko liggéeyal beneen bi mooy waajtaayu gàmmu gi ñu jëm nga xam ni gàmmu gi ci nawet bi lay tombe yàlla wone na def na ni gàmmu fii ak juróomi at jëm juróom-benn daanaka gàmmu yëpp ci nawet lay tombe mu ngi mel ni màggal ak yooyu loolu nag dafa laaj waajtaay bu dëgër moo tax identifier nañu point bas yi nga xam ne yëpp ay genre xur la ndox bu ñëwee dafay taaju te amagul exutoire ndax defaguñu liggéey yooyu mooy wax ONAS di tàmbali yooyu def nañ dispositif yoo xam ni bu amee dañuy pomper ndox mi yóbbu ko yeneen yi nga xam ni sax amul fu ñu mën a pomper ñu ngi seet nu ñuy def ay hydrocureur yoo xam ni ONAS dina ci liggéey ak mairie bi ñu mën a xettali doomu aadama yi ba ñu nekk ci ay jafe-jafe loolu nag liñ ci boole itam mooy ndox mi ñuy naan fii ci Tiwaawan xam ngeen ni Tiwaawan temps yële ci ginnaaw amoon na ay jafe-jafe tuuti ba ñu dégg ko ñu ñuy wax ndox mi dafa am sax mel ni lu muy saf ci boo ko dee naan loolu dafa am benn forage boo xam ne moo fi nekk muy F4 ndox yi ci suuf léeg-léeg mu dem ba ci bu yàggee dafay jaxasoog ay gaz yoo xam ne ci biir suuf la nekk gaz yooyu ñoo xawoon laal ndox mi ba mu ciy xeeñ du woon lor nit ñi nag waaye boo koy naan dafay xeeñ nga koy sentir waaye bi ñu ko yëgee rek ma jox ci ay ndogal waa directeur général bu SONES mu ànd ci ak Sen'Eau forage boobu ñu coupé ko dindi nañ ko ci réseau bi bokkatu ci ba loolu amatul benn jafe-jafe Tiwaawan mu ngi continuer di naan ci ndoxum lac de Guiers mi te loolu may dalal xel waa Tiwaawan parce que ñu ngi doon foog ni danañu génnee lac de Guiers defaat forage déedéet Tiwaawan day continuer di naan ci ndoxu lac de Guiers mi leneen li ci yokk mooy li nga xam ni day ñëw rek 20% ci yeneen forage yoo xam ne amul benn jafe-jafe mooy complété lac de Guiers bi ma ci dalal xel loolu itam wax naa ko sëriñ bi dem nañu visiter ji forage bi li ñu war a seet ci dëkk bi li ci ëpp def nañu ko lii nag li ci des ci liggéey bi liggéeyu technicien la sama technicien yëpp incha allah danañ ko toppaat gën koo saytu ànd ci ak maire yi ak communauté bi loolu itam may daaneel di yëkkati kàddu gannaaw ba ma gërëmee citoyen ak citoyenne sénégalaise yëpp ci jàppale bi nga xam ni saa su ne ñu ngi ñu koy jàppale waaye ma leen di lancer appel di leen ñaan ni leen lu bare ci li indi inondation lu ci ëpp daanaka mooy bu ñu defaree ay réseau ba ndox mi war a faa jaar réseau yooyu ñu sotti ci ay mbalit ba ndox mi dootul am fu mu jaar wala ay nit ñëw dëkk foo xam ni fii ay xur la ak ay point bas li ñuy wax zone non aedificandi kenn waru faa dëkk boo fa defee parcelle dëkk fa bu amee ndox mi day ñëwaat fa mu nekkoon kon loolu appel la bu ñuy woo nit ñëpp ñu bàyyi xel ci dëkkuwaay yi waaye ñu dimbali ñu ci réseau yi fii ñuy jëm ci nawet bi ONAS dina fi ñëw ñu curé waat bépp canal bu nekk fii ci Tiwaawan canalisation yëpp dinañ ko curé danañ ko nettoyer ba mu set bu soobee yàlla waaye nañ ñu dimbali ba bu ñu ko defee bu fa kenn duggalaat mbalit di ko fa këpp wala bu tabaski jot ñu sànni fa der yi ak bopp xar yi xam nga saareen yi ak caameen yi ak sekkeen yi ñoom dañu defe ne bu ñu jëlee yàpp wi rek dañuy yàq sànni li des kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax ñu ci appelé ñëpp nawet bi ñu jëm dama bëgg mu nekk suñu bosu ñun ñëpp ndax ba may wax nawet bi suñu nawet dafa waxin la woon ñu bari am na ñu ma dégg bii dama bëgg mu nekk citoyen ku ci suuf ba ca kaw askan wi yëpp parce que état kese mënul lu ñu indi ci ay moyens wala technicien mënuñoo fanaan fépp ñu nekk fa citoyens yi rek ñoo ñu mën a dimbali danañu génnee moto pompe yi
danañu génnee outils yi équipement yi lépp lu ñu soxla ñëw jàppalee ko askan yi collectif yi ci quartier yi waaye maa ngi leen di ñaan ñu ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi ñu préparé wu ba nga xam ni bu ñëwee lépp du jeex waaye lu ci bari danañ ko saafara ndax ñu ngi ñuy wax ni nawet hivernage yi ñu jëm yëpp ak changement climatique bi hivernage yu bari ndox la météo ak ñi ciy liggéey waa Agrimed wax nañu ni dina am ay phénomène extrême mooy nga xëy mu taw 200 millimètres loolu wala lu ko ëpp dëkk bu mu am ak boo mën a doon dina am ay inondation le temps que ndox mi mën a couler dem loolu nag bu amee itam nañu ci ànd ñun ñëpp ñu joxante loxo ñu ànd ci citoyens yi ànd ci ak état bi ak kuréel yëpp ñu mën cee def ay saafara kon maa ngi sant yàlla bu baax di féliciter équipe yi ma àndal mu di ONAS di DPGI di SONES di OFOR di SEN'EAU OLAC kuréelu ministère bi yëpp maa ngi leen di féliciter ci liggéey bu am solo bii nga xam ne ñoo ngi koy def waaye may féliciter itam di encourager structure opérationnelle yëpp parce que du rek ministère de l'hydraulique et de l'assainissement mooy toppatoo mbiru hivernage bi yeneen kuréel yu bari moo xam sapeur pompier moo xam AGEROUTE moo xam service d'hygiène wala ñeneen ak ñeneen ñëpp ñu ngi siy jàpp kon loolu itam bu ñu ko continuer boobu liggéey mutualiser def ay synergie bu soobee yàlla dinañ ci am résultat ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Voilà, en fait, on avait évoqué ici à Tivaouane un problème de qualité de l'eau. À un moment donné, effectivement, nous avons reçu quelques informations doléances de la population disant qu'effectivement l'eau avait un certain goût et que les populations se souciaient de la qualité de l'eau. Je voudrais les rassurer ici en leur disant qu'il n'était pas question d'une qualité au plan biologique et autres, ce n'était pas le cas. C'est juste qu'il y avait une odeur dans l'eau qui était liée au fait que dans la nappe souterraine, il y avait un certain nombre de gaz qui pouvaient se mélanger à l'eau et qui lui donnaient cette odeur. Et lorsque nous avons été mis au courant, j'avais donné des instructions au directeur général de la SONES en relation avec SEN'EAU qui immédiatement ont déconnecté le forage F4 qui produisait cet effet-là et depuis depuis décembre au moins, on n'avait plus ce problème. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que non seulement ce forage est déconnecté, donc le problème est évacué, mais nous allons continuer à alimenter Tivaouane par les conduites du lac de Guiers parce que c'est une eau de qualité et on le sait depuis toujours, c'est ce qui fonctionnait et c'est maintenant quelque chose que nous allons pouvoir faire pour continuer. Et j'avais même saisi aussi l'occasion de cette visite pour reparler avec le khalife du forage de Diacksao qui lui tient à cœur. Puisque lorsqu'il y a quelques mois en arrière, on m'avait saisi sur les problèmes d'accès à l'eau à Diacksao, qui représente beaucoup pour la communauté, on avait fait les diligences nécessaires pour réaliser un forage à Diacksao, que j'avais même été moi sur place pour le réceptionner, donc l'eau est déjà disponible. Il ne nous reste plus que la finalisation du château d'eau et qui sera raccordé. C'est un forage multivillage qui pourra desservir Diacksao et les environs. Et le directeur général de OFOR est ici avec nous. Et c'est d'ailleurs lui qui suit ces travaux. Il fera les diligences nécessaires pour régler définitivement la question de l'eau potable aussi à Tivaouane et à Diacksao et puis toutes les communautés qui sont autour. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup.